maaleykum internet yi ñuy seetaan ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal bu baax a baax di leen jox seen wàccuwaay di leen baalu àq ci tabaski ñu jóge ngeen baal ñu àq ñun baal nañ leen àq tey nag dañoo dalal koo xamante ne ni kenn dootu ko présenté Sénégal parce que àdduna ñëpp ko xam mu nekk ci art ne ci théâtre di ci def lu am solo muy Aline Mbaye tey moom laa seet fii Pikine ñu fas yéenee waxtaanee lépp loo xamante ne nii day soxal jëm ci wàllum art ndax comme ci art lay yëngu ma jox ko mu nuyoo ñu daal di xus ci waxtaan bi taal bi sëñ Modou Kara bi maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax aouzubillah bismillah inna waliyallah jërëjëfe Serigne Touba jërëjëfe borom Touba jërëjëfe Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul gàcce ngaalaama Cheikh Ahmadou Kara Mbacké doore bi jaroo la koy fall maa ngi leen di fay waa Xaas TV macha allah di leen sant bu baax ndax samay xarit rek fa ne rawatina ki ko moom di Serigne bi nga xam ni doy na ci misaal waxuwaay wi ma yor moo ma ko jënd may ma ko ñu koy sant bu baax waa borom Xaas macha allah. tey sànq dama dégg nga ni ngàcc ngalaama sëñ Modou Kara lu tax nga wax loolu parce que dañu gis souvent Aline Mbaye buy tijji sëñ Modou Kara lay tijjee buy tëj sëñ Modou Kara lay tëjee. jërëjëf lu am solo la parce que tey sëriñ bi waxuma la sax en tant que taalibe ak sëriñ mais management bi mu ñu defal lu ñuy gën a dem rek dañuy am cant ci moom ndax wax dëgg yàlla ki nga xamante ni daf la yar ci ngor njëkk ñu jàngal bi nekkee ba as xale mu ne boo naree jàngu na nga jàpp teel ñu jàngal jàpp jàngal ñu julli ni leer gi ne ci man pour ma dem ci yéen faaw ngeen di jaamu yàlla jàngal nu ngor nga xamante ni daf ni boo jiitee yow mi jiite yàlla moo lay aar ñi nga jiite yaa leen war a aar maanaam loolu dafay tax boo nekkee ci société bi loo sekk ak nit ñi doota la wor doota la fen doota la dugg ci loo xamante ni l'islam bëgg parce que souvent ñun dañuy am complexe ñun ñuy dund aar di am complexe wane suñu diine te fekk nit ku nekk ni la yaree ak sa diine moo lay sàmm ci fa nga jëm moo tax ma di ko sant wax dëgg yàlla balay sa aw ma fayam sama doom bu bees bi moom laa ko tuddee te képp doom bu góor bu ma am bu kenn xalaat turandoo Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni rek lay tudd loolu moom maa la ko wax moo ma yar def ci ñun ngor lottu nan sax waaye def ci ñi nga xamante ni ñoo ne ca daara ja loo xamante ni ñun ci loolu la ñuy nàmpatal ci mbaax ci gore ci jaamu yàlla ci am kilifa ci di seet tey seetantal koy sekkal mu rafet di def te yàlla tax bañ a def ngir ay folklore voilà di jaaree ci message bi di wax waa KS sunu mbokk yooyu nekk ci kaso bi ñi ngi ñaan yàlla génne leen parce que wax naa ko waxati ko c'est-à-dire boo xoolee secteur dañ ciy jàpp 3 personnes ñuy taal pune di def lu ne ñu jàpp ci benn secteur 43 personnes déggoo bant bu damm te liñ leen di jiin daraamu ci te nan def seetlu bi ñu leen jàppee ba tey agression bi bariwaat na ñi ngi rey nit ñi ci secteur bu ne parce que ñooñu leen daan jàpp di leen nampatal di leen naxtaan ci diine di def ci ñoom alquran di fexe ba nu fer ij ñuy diaboliser te xanaa xamoo ni nit ki nga xamante ni bandi la dafay intelligent boo xoolee bandi yi dañoo diaboliser di wax ni dañu doon dóor mais yow kun ni dóor te yow ay léget nga fa fekk te bandi baaxoon ak léget kon nañ leen bàyyi wax dëgg yàlla xëy na sax ñàkkul ni mission lañ doon dox ci kaso bi ndax xam naa leen xam koo xam ni fa nu nekk dérangé wu leen waaw waaye nag tooñ dafa baaxul nañ leen bàyyi ñu ñibbi waa KS ñu leen di joolee sunu solidarité bu wér. mais ndax loolu sëñ bi mu ngi ciy dox ay tànk jéego ba tey. waaw sëñ bi la mu ci waxoon du ci jug ban di waxee avocat dafa ni ko tedd ki mooy avocat am loolu nag bu ko sekkoon ak ay nit jàngale bu am solo la te firnde bi wér na dan ni ñun ay bandi lan ba jàpp ci 43 personnes dégg nga fenn fu nu taalee pu ne ngir ñan jàpp te ñaat bëgg fi fooy wër taalibi Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni ba nga ci mais danoo fàtte ni booy réparé boo demoon ci kuy réparé frigo da nga fay fekk frigo yi yàqu bokkul ak ngay dem ci ki nga xamante ne dafa day jaay frigo yu bees léegi yu yàqu yooyu nag 81 ba léegi ñoo nekk tey ay kilifa secteur bu ne ñu nekk fa am ay magistrat am ay artistes am ay lu ne kon sëriñ bi dafay defar mais du yàq pour ñu bàyyi ci xel bàyyi leen ñu ñibbi ñooñu dunu ñuy def vion la te base yooyu lu amoon solo la man toog naa fii ba tàyyi mbokk artiste woo ma ni ma dégg naa da ngeen am base sunu frère wala sama nangam dafa am nangam ñu jël leen fa yóbbu mu ñëw ni correct fu ñuy jàngale boo tàppee ci net bi boo defee centre Daaru Salaam di nga ko gis lu ne gàññi kenn du ko jeex fu ñuy jàngalee nit alquran di fa jàngalee nit tey preuve bi Cheikh Yérim Seck fii la toog ci télé bi devant tout le monde naan jël sa doom di ko yóbbu di ko dénkaane du noonu tey bërki démb doomam ñi ngi ciy wax lu ne weng c'est-à-dire dafa am ñoo xam dañuy diaboliser di xeex l'islam ñun l'islam bi ñoo war a nekk benn bokk nday bokk baay gis nga boo gëmee ku tedd ki te yëgoo dara ci maam Alaaji Maalik xoolaatal sa bopp boo gëmee maam Baay Ñas te yëgoo dara ci Serigne Touba xoolaatal sa bopp ñoom dañoo àndoon pour xeex ñi daan xeex diine ji benn noonu lan amoon muy seytaan
ak kuy xeex diine mais amante wuñu noonu suñu biir di profito gis naa ci image bu ñaaw nataalu Serigne Babacar Sy radiyallahu taala anhu ñu yàq ko loolu lu ma metti la te metti na ñëpp te na nit ñi def attention parce que dafa am ñoo xam dañuy diaboliser yàq ko pour nit xool jiin ko nawleem wala nangam te dama lay wax benn secret man Serigne Babacar Sy radiyallahu taala anhu chaque année anniversaire am la 25 dama koy defal bu ñu duggee ci weer bi dama koy defal ay lixlaas di def ay xulhuwa ba nu ñëw ci la 25 bi ma tëj ko bii passé bi ma koy tëjee Tiwaawan ci la sama oto kuule moteur kon ñun benn lan ñun Cheikh Ahmadou Kara moo nu daan yebal Tiwaawan ñuy dem ci waañ ya di nettoyer di raxas ak di def ñun benn lan doomu yëq ak doomu wëllu lan tey maam maaram moo meññ ñooñu ñëpp te xanaa xamoo ni Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni way juróom ak way jur Serigne Moustapha Sy bi Moustapha Sy ñu di ko nuyu sunu kilifa ñoo bokk maanaam amul leneen moo tax ma ni la nan def attention gis nga réew mi dafa am ñoo xam ni ay bukk yu sàngoo deru bay lan waaw dañuy jéem a jabuli xam nga bu ñu yàqee tey bu ñu daaj yoon photo Serigne Touba mais da nga naan mais ñun duñu ëpp mais ñun nekkuñu foofu bërki dem gis ngeen Baye Fall bi na wax ci Serigne Babacar parce que nitu yàlla kenn koo ci contre yàlla nga contre nitu yàlla koo ci contre yàlla nga contre tey mënoo ni damaa gëm parce que bu ñu fàtte ni tariixa dañuy ñoŋal pour ñu jëm ci diine mais bénéfice su diine la rek léegi tarixa bi yaru indiwul fi leneen lu fi yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam indiwul dañoo ñëw di yeesal parce que du yàlla dina indi ñu yeesal diine ji di fàttali mi ngi mel ni sa téléphone baax na mais yenn saa yi batterie bi vide parce que lan moo tax mu vide yaa ko teg ay action ba mu vide nga dem chargé waat ko chargeur boobu mooy yeesalaat la ci diine nga taxawaat moo tax loolu ñi ko def jëfin wu ñaaw la ñun ñëpp ñu ngi koy ànd di ko xeex te nañ ci def enquête bi war parce que ñooñu ay nit lu yoo xam yu bon lan yu salte lan parce que lu bon bokkul ci ku tedd ki bokkul ci l'islam bokkul ci maam Alaaji Malick bokkul fenn. mbokk ñi seetaan internet di dañ benn tënk la woon rek boo xam ne dañ koy def ci diggante moom Aline Mbaye ak ki nga xam ne moo di Serigne Modou Kara far li ci am yëpp am ci bu kàddu yu jubee ñun la waaye bu dëngee tamit ba tey ñun la ñu ngi ciy jégalu bu baax a baax dañuy dugg nag ci li nga xam ne moom moo di théâtre parce que bu njëkk dañ ne woon théâtre day defar. nga nekk ci biir milieu bi yàgg nga ci mais Aline Mbaye est-ce que tam jotul ñu xoolaat théâtre bi naka lay demee parce que pour man théâtre bi li muy yàq instant bi moo ëpp li muy defar. théâtre kay yàqul yow yaa mën a tooñ. xam naa ni téléfilm nga bëgg a wax. parce que boo nee théâtre wax comédien. mais téléfilm moom xam nga tey mbedd mi nga xamante ni amul kubéer fu neex waay jaar mooy téléfilm tey kiy bind. ak producteur bi ñëw indi xaalisam ñëw woo ñëpp kooku kenn mënu ko wax dara mais théâtre pour nga def ko il faut nga jaar ci ay professeur ñu jàngal la pour nga nekk comédien jàng sur scène bien sûr pour être un comédien il faut faire une formation mënul nekk mais téléfilm dafa am différence bu ci nekk téléfilm tey aajawul nit ki di jàngi théâtre tey mën naa bind sama scénario di dox ba gis la ak sa look ma ni oh kii sama scénario bi méngoo naa kii ma jël la nga joué boo amee réalisateur bu baax bu mel ni Khalifa bu Marodi sama xarit maa ngi koy nuyu mën na la gérer ba nga def ba génne li mu bëgg ci yow mooy waral souvent nga gis artiste bu nekk fii dox mu nekkaat fële du dox parce que acteur la ñu jël ko def ci moom léegi nag kooku ki ko def ak ki tax ñu def ko nag acteur bi nag mën na ci jógee bëgg affaire bi dem defi formation dem Arcos bu Dakar wala Pikine wala feneen ñu jàngal la technique u théâtre mais bu fekkente ni nag théâtre nag sur scène nga xamante ni ñaari li lay wan ne am na différence bu soree pour nga présenter benn pièce 1 heure de temps sur scène il faut nga répéter 2 mois wala 3 mois création bii pour nga présenter léegi benn kii day daje fii rek coupé collé daanaka sax star bi caméra bi lay doon léegi nag loolu souvent ñi koy def ñoom ñooy uti seen xaalis di ko def nga xamante ni lijjantiwul lan mooy continue wu artiste bi wala acteur bi maanaam ànd bu yàlla taxul la ku njëkk a war a yàgg léegi nag yow miy joué yow yaay xool sa continue yow yaay xool li ngay def mais moom business am rek la xaal lu muy def ba am buzz xam nga buzz Sénégal buzz a ko yàq te buzz bër la ci naaj yàggul mais pour créer buzz jaral na leen lu ne ba ci yéen ñii bu ngeen dët ma leen nit xoolu leen li muy vivre vie yi ngeen di xool bu ngeen ko mënee sacrifier pour am vie da ngeen koy def moo tax du ma sa morom la du ma sa morom te yàlla tax amul moo tax ku ngeen dët mal na ne ci boppam ndax seen bopp ngeen ne kalaasu seex gi daanaka voilà. mais tey ki nga xam ne def na formation théâtre ak ki nga xam ne deful formation bi lan mooy seen différence. bari na parce que tey bu fekkee da nga def formation
wolof mi ngi koy tënk ci bërigo bu def ak bu deful bi deful moo yëpp coow ki nga xam dafa def formation xam nga xam-xam day tax nga teey xam-xam day def ngay calculer parce que tey pour nga jouer def formation doo xaabaabal et puis doo def kulung parce que comédie situation la du kulung te léegi Sénégal xamatunu fi mu ne boo nee comédien sax day def ni comédie bi moo tax te comédien tour la comédie situation la dafa am drame am tragédie am comédie comédie du man ma damay juutu pour def comédie du damay saaga pour def comédie non non ci scénario bi la situation bi la ba yow boo ci yeggee sax kii seetaan dina reeta waxagoo te dafay noppal artiste léegi nag moo tax formation daf lay dimbali parce que ku wax xam-xam wax calcul wax dundin wax bañ a xaabaabal mais boo amul xam-xam di dem pour ñu tënk la ci loo xamante ni tey mën nga ci dugg sax xam ni def nga erreur mais yëgoo ko woon bi la ciy nax parce que souvent dañ lay naxee ni la non personnage la dëgg la y a personnage ak personnalité mais xam nga théâtre day feeñal dof yàlla dafay junj yàlla bi ma def ni yéen borom xel yi lay waxal borom xel yi nag ñooy naxtaan ak ñi amul xel ba indi leen théâtre tamit yenn saa yi daf lay wax dara mais dafay am fu mu yem c'est-à-dire waxuñu la personnage rek tey ma summeeku def xalam ne ni non personnage la tey ma tëdd def lu ñaaw ni personnage déedéet boo bëggee natt personnage ak personnalité ba xam yow ñay yaag différence personnage bi jamal sa bopp ci film bi dina jeex nga summi personnage bi dese léget bi kon dafa am fu mu yem kon bul gaañ sa bopp mooy dafa am li tax ñu la personnage pour nga fàtte ni yow pour Alioune Mbaye nga mën a génn ci Alioune Mbaye sa timide sa nangam pour dugg ci personnage bu Birane foofu lan la waxee faut faire très attention mais waxuñu nga def loola neex ni non personnage la wala personnalité déedéet wala nga pare ci série bi pare ci personnage bi boo génnee ci mbedd bi nag nga jëlaat sa Alioune Mbaye foofu la ñu waxee mais souvent dañ lay nax bu fekkee xamoo acteur nga wala actrice ñu ne la non personnage la defal fekk boo defee ñun dañoo am aada dañoo am culture générale série nag cosaanam ci cinéma lii xaw ma nu koy xee ay captation la daan doon mais cosaan bi dëgg cinéma la cinéma nag amul règlement maanaam cinéma tey am nga droit def lu la neex mais attends ci dëkk bu nekk nag bu fa cinéma duggee mi ngi mel ni fëriñ moo meññi beñe moo meññi mburu moo meññi lépp léegi nag cinéma bu fekkee dafa dugg France nan koy jouer ci français yi bokkul bu duggee Sénégal ni ñu koy jouer il faut faire très attention parce que Sénégal dañoo am culture générale dañoo am lu ñu xam ba pare li may rus te di ci xalaat mooy yéen a ngi fàttaliku bi ñuy door a def ay sketch sénégalais yi dañ ni ndokk yàlla novelas jóge fi loolu lan waxoon waa sénégalais yi nu mayoon loolu puusal ñu novelas pour ñu ñëw waaye bu ñu leen rusloo lan moo taxoon ñu bëggoon novelas jóge fi parce que bëggoo toog ak sa waajur di gis lu incorrect moo taxoon ñu ne na fi novelas jóge waaye ñun bu ñu demee bay def série ay la yéwén nañ ko def ci suñu culture bari na lu ñu fi mën a jàngale bari na loo mën a def ba mu rafet c'est-à-dire tey bëgg a wane ni yow mii borom ñaari tur yi nga wala bëgg a wane ni yow da ngay jaay sa bopp tekkiwul ko ñu wane la ak góor ngay sëy ñu ne day jaay boppam tekkiwul loolu parce que du lépp ngay duut baaraam tey mën nga wan nit ki ni kii dafa bonoon ba sanctionné ko te doo wane yéen yi parce que télé lu mu jaay mu jar te loolu c'est très important ñun public bi am nañ ci part de responsabilité mooy boo xoolee gars yi dañoo dem sax ba def stratégie boo bëggee sa série dox da ngay jàdd wane slip wane nangam pour léegi nag ab gars yëpp daw fekk ci sponsor yi ñëw fekk si la kon da ngay gis ni responsabilité bi c'est partagé ñun ñëpp la beneen bi ci topp gis nga boo fi defee sketch wala série boo xamante ni waaraate la wala nangam kenn du ko seetaan lu tax kenn du seetaan waree ci mbedd mi nga laaj Moxsit TV wala Touba TV wala Lamfal TV nee nañ fii pays 99 musulmans xaw ma loolu lan wax Sénégal waa série télé yooyu ak seeni site internet demal nga xool ko différence ak ñeneen ñi c'est-à-dire kuy wax Moussa nga mais ku jëf Firaw na nga Sénégal loolu la diine ji ci wax da naan way nangam mais buñ demee ba jëf jot nag duñu xool lan lañu sunu diine may ñu utiliser ko ak sunu ngor nangoo dëxañu dem fekki diine tey boo xoolee Sénégal ku fi am jiinatuñ ko yàlla dañ naan farmason la wala borom ñaari tur yi la wala sàcc la jiine yàlla mayetu ku dee jiinatuñ ko yàlla dañ naan dañ koo liggéey wala ñu ne nangam waaye sama doom ji mooy jooy ah waaw léegi xam nga léegi nag sa doom nag sa doom nelaw na voilà alhamdulilah léegi da ngay xool ni bu fekkente ni loolu am na kon yàlla la ban place la moomati ci ñun gis nga feebar bi buñ respecté woon asalaamaaleykum respecté wa aleykum salaam feebar bi dem mais salaamaaleykum du nuyoo mooy musiba yàlla na ñëw ci yéen xam nga tey ñu ngi naan bu leen joxe loxo mais joxe loxo du nuyoo yitte la rek
mais nuyoo dëgg mooy asalaamaaleykum yàlla na jàmm ñëw ci yéen ñu waaleykum salaam ak mboolem jullit loolu buñ ko sàmmoo léegi fexe bi dem mais c'est-à-dire dañoo bàyyi suñuy aada bàyyi li nu moom am complexe ñu lay naxee ay soobis sa soobis existé wul fii boo fi gëmul maam alaaji Malick gëm nga fi Serigne Touba wala Baye Niass ñooñu dafa am lu ñu la yaree te ñooñu buñ la nettalee seen jaar-jaar naa alaaji Malick dégg naa benn waaye mës na romb gis ko muy lekk la mu naan ki góor gi laa xam bee ko wex mu ne ko waaye ak lew nga xam ni li tax daaw ñu bëgg a lekk yenn meññeef yi bëgguñu tey lekk loo xamante ni sax cosaan la dafay xaram waa léegi ñooñu nga bëgg leen roy ci noflaay ak lu la neex def te boo jógee di leen tudd te sa waay metti de ak série yi fi mu toll ni moment bi nga xamante ni dem nañ ba complexe googu ngay wax dafa mel daf ñu topp ba tey te novelas ba tey jugu fi parce que gis nañ ci série sénégalais yu bari fi mu toll nii boo ci tuxu cigarette yaa ngi ciy naan sàngara wala yaa ngi ciy solu sexe loo xamante ne ni tey daf lay leer ni image boobu noonu say sëti sëtaat dañ koy gis tout le temps tey yéen ñi nga xam ne da ngeen jàng métier bi est-ce que tam du ngeen jéem a xool naka ngeen mën a arranger loolu. waaw il faut ñu différencier xam nga tey acteur ak producteur bokkul man damay jouer mais créé wu ma fan yii sax maa ngi raam ba créé benn sëriñ TikTok mais fi mu ne maa ngi am problème sax pour sponsor yi da ngay daw ba sonn ñu jaarale ci jàpp ci léegi nag man bu ma dee bind kenn ko parce que souvent bindkat li mu yëg lay bind ni mu mel lay bindee. man bu ma doon bind damay bind ci côté kii mais tey acteur bi bindul danoo bind jox ko mu véhiculer mais nag war na balaa jouer mu xam li muy def xanaa xamoo ni pièce dan la ko war a naare ba nga xam fin ba dina la dimbali sax ci booy jouer nga xam say réaction xam nooy dérouler pour mën a nekk à l'aise parce que loo comprendre mën a ko jouer mais tey producteur bi mooy responsabilité boobu te tey gisoo bu coow li amee souvent acteur bi lay tudd parce que mooy homme de base mooy nekk ci kanam moo tax artiste bala ngaa jouer dara wala acteur wala actrice war nga xool li ngay jouer lan la war na la jox scénario bi nga liir ko man yenn saa nit wax ma fii ma laaj ko scénario bi ma ne ko lii du ma ko jouer mu naan dafa fuuy fekk am na yoo xam ni même bu fekkee du côté inconvénient mais da lay diigal parce que booy liggéey carrière da ngay moytu da ngay nay loolu nag producteurs yi ñoo ci war a jàpp xool li ñuy jox sénégalais yi et puis tamit réew mi tey ñu jël responsabilité luy bu njëkk RTS bala nga faa génne dara wala kii dañ koy saytu am na koo xam mooy visionné mais léegi visionné amul business bi mooy yàq xaalis bi c'est-à-dire naa am rek te loolu du àdduna parce que tey bàmmeel boo fi xësee boo gas gi nga tey ji li gën a garaaw mooy yàlla ndem yow mandat d'arrêt ngay am saayirma boo nangul dem da ngay demee da nga dem waaye imaginer ñu gas la ña la war a wallu ñoo lay takk gas la suul la dox 7 pas beneen pas bii mujj kii ñëw di la laaj la yëkkati la yaatal bàmmeel bi taxawal la laaj la li malaaka bi la doon topp yi nekkoon sa mbagg ñëw jox ko dossier bi te foofu amul fen ñu lay mbugal moo xam dara jotu dara jaru ko te kenn ñaanalatul kenn ku dee ñu ne ma ngaa jëna kon yooyu dafay mat di bàyyi xel fii jaar la adduna yàggul adduna kasob jullit la da nga war di bañ ñu ne di mais topp riir mi topp mbabax mi sa waay ñu dugal la ci loo xamante ni boo lëgee boo dee mënoo koo kii dafay metti d'accord mais tey en tant que maanaam que ce soit mu nekk jigéen wala mu nekk góor tey war nañ la mën a jox yenn déguisement yi nga koy sol ci yenn série yi surtout maa jigéen peut-être di nga dem ba au fur et à mesure di nga am jëkkër di nga am doom nga nekk jigéen ñu génneel ko ay vidéo na ko sa yaay lii la fi tourné wala sa yaay lii ak lii la fi def mu nekk jigéen tey ban conseil nga ciy joxe ak tey lan moo ci sa gis-gis. jërëjëf internet nettul te day nettali te du jeex du xeewi kenn du ko supprimer. bi may jàng théâtre benn Fall maa ngi koy nuyu moo ma jàngal théâtre man jigéen moo ma jàngal théâtre ginnaaw raay gi daf ñu nettali woon benn xissa benn maire bu toog ak ay sëtam ñu jékki-jékki teg séréem muy seetaan ba si yàgg di jooy sët yi di ko xool doom yi di ko xool mi ngi jooy ñu defee ni série bi li mu yàgg lay jooy mais ndekete na mu defoon ba jot ci rôle bi lay jooy c'est très important ndeke dafa joxe woon boppam ñu jox ko rôle gis nga mu dem ba am doom ba am ay sa toog ñu teg image bi muy jooy nga xam ni kon xel du màgget moo tax il faut éviter gis nga bu njëkk théâtre da nga daan seetaan daare ko ci wala jamonoy tey wala nangam ñu wan la nit ci mbonom ba sanctionné ko parce que théâtre souvent loolu mooy métier dafay alerter wala muy dénoncer wala muy yëgle maanaam bu nu wanee ni Aline Mbaye mii mi ngi naan sàngara di tux fin bi dañuy wan Aline Mbaye ni sàngara baaxul tux baaxul sanctionné ko ba yow mi doon seetaan da nga naan ok loolu moo amoon mais ci wane bi nag buñ ci ëppal parce que wan nit dafay prostituer tekkiwul ngay wane carrément li muy def parce que boobaa saafara bu jur jàngoro lay doon yaa ngi yàq parce que am na xale boo xam ne amul mature li mu gis la bëgg a xam
léegi mën nga ko am noo ko defee ba sanctionné ko wane ni kii da doon jaay boppam te du nekk nga wane image bi carrément nag yéen nag bu boobaa ñun dañuy dof sax parce que du lépp la ñuy wane du lépp la ñuy wane teggin mooy da ngay camoufler beneen bi ci toppit ñun ñi yar suñuy doom fi mu ne nii ku yebu dee yar say doom am na rappeur bu fexoon li fi maam defoon bàyyi yàq na ko ku xamul fa nga jëm dellu fa nga jóge c'est-à-dire coow li boo gisee muy répété wu ci ñun mooy éducation vraie dafa amatul parce que sa doom it war nga ko yar ba mu xàmmee parce que fi mu ne nii bërëb yi nit mën a xoolee te kenn mënu ko tëj dafa bari mais boo ko yaree nag ba mu xàmmee lu baax ak lu bon moo koy moytul boppam te yooyu il faut nit ñi fecc télé it li ñuy wane ñu di ko xool am na loo xam daray àdduna jaru ko booy joué tamit ñu joué loola yenn saay nag man damay ñeewantal sax ñi muy dal parce que souvent dañuy dóor yet rek dóor yet te amaana bari na ku def dara fekk ba mu koy def xamu ko mais souvent buñ ko sanctionné nañ ko dimbaliwaale ngir mu dellu si waat ci société bi parce que bu ma dundee ba génn ci boo gis dootuma ko dool lay àndal. mais est-ce que loolu tam du bëgg buzz bu ëpp moo tax parce que nit ñi di la coow di génne vidéo yi di teg ci kaw parce que instant yi TikTok yeeg fépp day am yoo xam ne boo ko defee dañ koy génne waat teg ko ci kaw nga yaakaar du bëgg buzz. waaw xam lu tax amul njariñ c'est-à-dire instant bi xam nga bu njëkk journal rek buñ la fa wanee seen waa koñ day togg añ ku ne naan wane nañ diw parce que image dafa jafe woon fi ñuy wanee nit ñi jafe léegi nag nit ku nekk am nga possibilité toog sa saal taal sa YouTube léegi bu la neexee ñëpp xam la moo tax booy génn da nga ko war a teg ci lu leer mais waroo ko teg ci indi négatif pour génn parce que génn jafetul léegi kenn xamul kan mooy kan bu ma génnoon léegi def yëfi daf da naan comédien moo tax aar nag mi ngee ko yetam te mi ngi segg ku xool yi xew jamono ji boo defee sondage xam ni artistes yi ko jàng diplômé bokkuñu ci kon aar mi ngi segg il faut faire très attention ku bëgg a xam dara da ngay dem nga laaji Paf Fay wala nga dem laaji Leyti wala nga dem laaj keneen wala Lébu Ndooy feneen arco yi ñi ngi fi di formé souvent nag benn erreur dafay am rek ñu ne artistes yi loolu c'est grave bari na artistes yoo xam bu ne allahuma yàlla wuyu leen yàlla xam na ko arco Pikine gii wala arco Dakar foo ci dem chaque année ñu wàcc ay kaamil te artistes yi ñoo koy wàcc di ko defal ñi juy mais yu baax yooyu tamit yéen site yi yéen saa yi ngeen dugg ci arco yi génne ko mais bu dee benn nit day def lu bon kooku xëy na sax ne parce que ku génne télé artiste nga xametuñu acteur ak actrice non si yéen xëy na bii pourtant ñun def ñun dañuy génne information di wan gaay yi voilà yéen ñan yéeni guy wala yéeni Dakar non da nga ni site yi dama ni site moom vie jaral na ko mu yàq li ngay vivre pour vie site yi actualité dañuy dugg ci actualité yi nga xam ne nag temps yi moom mi ngi lëmb réew mi actualité bari na xam nga man nee naa la damay jikki-jikki rek xam nga fi mu toll nii kenn ku ci nekk da ngaa takk sa saak dañoo war a dem fa nga xamante ne nii moom moo ñi ngi préparé pour dem Espagne man maa ngi préparé pour dem yaa ngi réer lan bu ñëpp day fu réew mi jëm rek amee ñun dañoo war a dem ku lay yóbbu tey nga nekk tey porte de voix rumeur boobu noonu nga xam ne mi ngi am que ni moom dafa war a xar géej gi pour ñu daal di dem waaw Kandé dafa war a xar géej gi bii ngay filmer ab sëriñ ko moom te nawleem la mais amul problème yi loolu du cas xam nga sëriñ si ci boppam dañ ma baal sëriñ su ndaw si nii bojo gi nii dañu bëgg buzz waaw yow léegi waa am problème yow léegi loo xam ci loolu noonu nga xamante ne ni fan yi yëpp nag mu ngi lëmba réew mi ñëpp ko jox importance waaw parce que danoo amul lu def xam nga nag Sénégal xam nga nit bu fekkoon dani xaroon naa géej gi jar na coow pour wane preuve mais dinaa xar géej gi nan ko xaar dinaa xar géej gi kañ mu ne tam xarit nan ko xaar bu leen fàtte ne tam xarit nag ci la ñuy tànnee ren lim ba jëm déwén comme nee na dina ko xaar nan ko xaar beneen bi ci topp mooy ñun barki Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul bu wàcce woon asamaan si ba nekk ci suuf li nu gëm dara mënu ko changé c'est-à-dire nit affaire yi dafa nekkul ci ay defi xar géej gi wala nangam amul njariñ tey ji même bu ko xaroon même bu xaroon géej gi Sénégalais yi buñ ko bëggee xas nan ko xas te dinañ xëy na nam ko xare wala nangam te bu ko xarul catastrophe la. yow xalaat nga ni moom am na pouvoir boobu quoi. non man moom damay maandu ci moom parce que xaw ma ko mosuma ko gis nattuma baatinam xëy na mën na ko xar xëy na mënu ko xar. mais dama bëgg a wax ni amul sens mu xar géej wala mu ñàkk ko xar bu ko xaree après Kounkandé xar na géej moom laa lay wax waaw ba defi ba
incha allah géej gaa ngi xam nga nag bu Moussa defoon moom moo koy def. man bu ma ko doon conseillé dama ko doon wax na wax mbalka gi mbalka xam nga mbalka te ko cheikh nitu kaaw la waaye géej baxru bi hey mbay est ce que du bàyyi ba jour ba mun leen dama ne woon damay teg paan sama kër xar ndox mi géej du caaxaan de te géej xam nga yàlla daf bindi jéeri ji ak géej gi maanaam géej dafa am li nekk ci géej nekkul sax ci kaw suuf géej na dem yàlla na ko yàlla dimbali ba mu xaar ko man de damaa tiit barke yonent bi ndax man xajuma ci gàcc te dégg naa ko mu ne dinaa ko xaar nit ñi di ko xaar man lu ne xalaat naa ko parce que tey bu ko xarul kunkande naka lay xoolee nit ñi. ba pare xam nga loo bëgg mu sotti bu ko jàppal bés. waaye yow xaar géej moom jàppal bés ak ñàkk ba jàppal bés ba pare moom man li ma jaaxal moom xanaa mën na ko jarul woon xaar géej xaar ba kii na dem xaar ko yàlla na ko yàlla dimbali mu xaar ko ndax gàcce googu man yéene ma ko barke yonent bi yàlla na ko yàlla dimbali rek même buy uti xam-xam bi sax mu am ko même bu xawee xaar sax ñu comprendre ko parce que gàcce googu dafa garaaw ah dinaa def nangam après nga loog lu ko soccoo ndar la ilaha illa man day mbay ñemewu ma ko man ragal gàccee tax du ma dugg ci yu bari géej tey boo yoroon sa conseiller boo xamante ni tey danga ko jëmale ci ñi nga xamante ni ñoo nekk ci biir milieu bi ah parce que gis nañ temps yi ci ginnaaw ñu gis waa ba tey damay xuus de ñu gis waa 2S waa 2S foofu nga xam ne plateau bu mag boobu nga xam ne àdduna ñëpp koy seetaan ñu jikki-jikki gis fa xeex bu rëy te ay artiste nekk fa ña nekkoon ci plateau ba artiste moo doon xeex mais amoon na ay artistes yu fa toogoon ci plateau ba yow maa ngi ñëw rek donc rek amoon na artistes yu am di mi ñëw moom da doon ànd ak samay professeur mi ñoom Bas Jaxate maa ngi leen di nuyu de passage mais xeex am di mi ñëw du xeex ci plateau yow loolu loo ko teg non gisuma ko teguma ko dara dama ciy maandu mais am di mi ñëw mi ma xam xamee ma ko xeex ci mais plateau mi ngi woon ci plateau ba kan moo doon xeex am di mi ñëw ci am boppam mi ñoon ci boppam moo kan dugg na ca plateau ba moo kan non maa yore question yaay toog ah non damay laaj parce que am di mi ñëw xam nga nit xam nga Sénégal d'habitude boo ma nee Kalidou def nangam wala Cheikh def na nangam na ma ko xamee laay étudier ba keroog may xam ban erreur moo ko topp ba tax mu def loolu xam nga am di mi ñëw man yàgg na Arcos bu Dakar joué naa sax ci buntu këram yàgg na boobu Abdoulaye Wade moo fi nekkoon kon am di mi ñëw xaw ma ko ci xeex lu dul kafagree am di mi ñëw boo gàttee xel sax da nga def dafa ñàkk fay rek ngir ni mu lay bégalee waaye kooku boo ma nee xeex na nag wax dëgg yàlla du ma ko mën a gëm nag moo tax man la moo kan a xeex Omaro da waaye léegi comédie waaye Omaro ak am di mi ñëw ñoo comédie wuñ de ñoom ñoo nekk voilà seen émission boobu noonu ñuy def Tafa Touré dafa sama xarit la non ñooñu xeexuñu kon xëy na dañ doon fo rek yéen ngeen jàppe xeex Omaro du xeex kat am di mi ñëw waxi nopp Tafa ma fa nekk du kii ak kii sama xarit bi Papa Ndiaye fii la dëkk non ñooñu duñu xeex ah xëy na dañ doon foo ngeen jàpp ni xam nga nag yéen Sidi da ngeen bëgg diaboliser ak reprendre di kii ñooñu fu ñuy xeexe et puis ñoo ko def Sénégal yëpp gis ko kenn du ko def da ngeen ne El Hadj Ndiaye dafa manqué loolu sanction dàq la d'office antenne xanaa xamoo ni ñiy seetaan ñoo moom télé bi nga wane joxe bon exemplaire xëy na ñu xeex ba pare ni personnage la comme personnage dafa xeex waaye boo xeexee da lay dàq de loolu amul de dañuy wax rek loolu daa mën a nekk. mais affaire bi après dañ ko mujj dàgg de émission bi dañ ko mujj kii. wax dëgg yàlla xaw ma nag de waaye moom loolu moom mënuma ci sori wax dëgg yàlla. d'accord yow nga ni ñi ca nekkoon ñëpp daal xamee woo leen duñu ay nit histoire. déedéet ñooñu moom wax dëgg yàlla. ñu baax ñu lewet ñooñu déjà entre temps émission bi divertissement la pour reeloo nit ñi nit naka ngay reeloo nit ñi ba di leen indil xeex. xam nga réew mi fi mu ne danoo war a promouvoir ay ree waaw maanaam nit ñi di bëgg gis nga ñàkk ree day joxe seere baaxul te nit ñi gisoo moo tax intellectuel feebaram yëpp seere la intellectuel yi parce que souvent du ñuy bëgg ree même bu ndee ba na ree dañuy muñ parce que pour ñoom bu ree rek bàyyi na seen étude mais ree dafa baax ba kekku daanaka soulager bu loolu da lay soulager waaw kon nañuy ree gars yi nañuy ree rek wax dëgg si yàlla am nañuy ree ñaan yàlla feebar bi jóge fi tëj na ñëpp kaso waaw feebar bi metti na te mi ngi fi nan bàyyi ay nekku feek nangam feebar bi xoolal fi mu ne nii moo nu gën a dëgër bopp buñ ko gëmoon rek mu dem dafa taxaw jongurunu pour ñu gëm ko loolu rek ko fi bàyyi corona sénégalais yi gëm leen ma dem buñ koy gëm muy dem ndax buñ ko gëmee dinañ def lii tax mu mën a sori
mais fekk gëmuñu ko di laam-laamee di def di teg ay jàpp ñun ñoo gën a dëgër bopp ci lu yàlla bind parce que feebar boo xamante ni yow international lépp taxaw. Waly Seck sama jarbaat ba koy nuyu démb rek à travers ak mbay sama xarit boobu wax nañ téléphone. Waly dinaa fa ñëw dafa am projet yoo xam faa ñu waxtaan ci maa ngi koy nuyu moom sama jarbaat la di ko jaalewaat baayam bi. ay fecckatam mooy problème boobu noonu nga xam ne arrêté woon nañ ci Eumeudi arrêté ci ki nga xam ne moom moo di Ameth Thiou mu nekk lu garaaw loolu loo ciy wax. waaw lu ma metti nag wax dëgg yàlla toog naa fii comme sama kurus gii laa am ma ñaanal leen defal leen yaa salaamu te yàlla rek a tax ndax dafa metti nit ki julli rek fekk la kaso dafa metti kaso moom kenn yéenewu ko kenn mais nag nit ku nekk ay erreur dafay dal tey jii boo xoolee li diaboliser yooyu yëpp si di yéen la de yéen comme Waly ne woon na bu leen dugg rek yéen a jël loolu mettre ko en valeur yéen la de yéen si di encore yéen a def lii waaye comme génn nañ ci jàmm coow loolu weesu na ñu ngi leen di ñaanal ñooñ ku leen xool xam ni ay góor yàlla erreur dar na leen nangu nañ ko parce que def nañ spectacle ba boole ci lu ci bokkul ndekete loi am na lu mu wax ci loolu ñu teg leen ko jeex na di leen ñaanal yàlla defal leen sutura parce que ñu baax lan. dañuy dem nag ci terminaison bi nag Dalinko gi nga xamante ne ni Sénégal temps yi dafa rëb théâtre rëb série rëb gis nañ ni temps yi série yi tar na torop parce que gis nañ ci ay image yu garaaw mu nekk nag benn touche boo xam ne mënuñu cee ñàkk bañ a waxtaane parce que da nga nekk ci milieu bi nga nekk porteur de voix nekk koo xamante ne ni da ngay éduquer da ngay yeete Alioune Mbaye da ngay wax nit ñi di la déglu da ngay wax nit ñi di la déglu nit ñi jox la important nit ñi bëgg la ñu gis Léna Gueye temps yi gis nañu rumeur bi nga xamante waaw mais temps yi gis nañu rumeur bi nga xamante ni moo dal ci kawam lan nga mën a wax ci loolu. waaw Léna dama ko ñeewantal tax parce que li tax mooy dara nag or que nag deful yoon dafa juum xëy na ci métier am parce que tey man Léna dama ko doon gis mbetteel muy def lu nice ànd ak Serigne Ngagne daanaan boobu macha allah sànq wax naa la ni la coow bu erreur amee rek nekkul ci ay artistes Serigne Ngagne ku ne xam ne c'est un grand artiste nekk modèle ci côté bu nekk Serigne Ngagne chaque jour mi ngi jéem sax di def ay production di xool naka lay sauver jànkeen kooku boo nekkee ci moom nga génn nit ñi ni la félicitation bu la ñeneen woowee pour man bu waxtaanoon ak Serigne Ngagne ci rôle bi ñu ko jox erreur bi du ko dal. parce que tey nag mais nag nit bu defee erreur xam nga tey bu naan Léna nangam tey nan ko may chance mu dellu siwaat parce que bu ma dundee ba génn ci boo gis dootuma ko doon lay àndal c'est-à-dire xëy na amul benn expérience bi xaw ma nu ma ko mën a tuddee mu def te tey ña ko defloo xëy na tey faute bi dëgg du Léna mais moo nekk devant moo tax toujours sànq nee naa la bu la joxee scénario na nga ko xool na nga xool li nga def parce que tamit sanctionné tekkiwul nga tàppi maanaam jël def acte bi loolu théâtre soxlawu ko quoi mënoon na noo sanctionné nit kuy def loolu te du wane loolu su may xarit lanu bi ci bu njëkk ba sax bi coolu jugee défendre na woon naa leen Walfadjri mais lii moom trop c'est trop parce que tamit il faut que ñu xam ni dafa am dëkk bu nu nekk dëkku maam Alaaji Maalik la nu nekk radiyallahu taala dëkku ko tedd ki la nu nekk dëkku maam Baay Ñas la nu nekk radiyallahu taala kon am na ci yoo xamante ni buñ koy def nañ séentu man pour man bu ñuy visionné te film bala moo daw nanu woo seeni waajur woo waajuru acteurs yi ñu toog visionné ndoo ko bu boobaa kenn ku ci nekk li nga yëg dina la permettre doo génne série bi mais génn di def yooyu xale yi di ko gis te du ñëpp a mature loolu dafa garaaw dafa am yoo xamante ni bu jekkoon génn nag lu mu rafet génnul dafa féete biir kon jarul di génne Léna encore une fois ñu ngi lay saluer en tant que sunu sœur di ñaan nag ñu pardonné ko nag mu ñëwaat nag parce que tey ba léegi kenn dégluwu ko tey mi ngi tëju rek tey nit nag boo ko toppee tey mën nañ ko kii ba gaañ ko parce que tamit xëy na moom xalaatu woon ni fii la jëm moo tax nañu xool ba pare nag trouver ko solution nag mu ñëwaat parce que société bi la bokk mais souvent Sénégal dañuy sanction day mel ni kaña boo defee erreur dañuy mel ni kaña xeer teel rek nit nañ ko baal nag erreur la wóorul mais nag nañ ko pardonné mu ñëwaat la. D'accord lan ngay tàggoo. maa ngi xam nga yow yàlla da laa dimbali nag boo doon mbër sax di nga daan te cummikaay ak sa ginnaaw dafa am doole waaye yàlla muccal ci yéen rek ci barki Cheikhul Khadim ndax doy ngeen waar. waaw maa ngi sant ah mu ne dañu jël dogal que ne troisième saison ah mais Sénéral mooy sunu kilifa
xëy na ñoom liñ def ba Sénégal wax leen loolu buñ ko bàyyee Sénégal delloo si leen parce que tamit maa ngi koy wax sànq il faut tamit affaire yi am règlement parce que xam nga lan moo tax mu garaaw bu yàggee nit ñi stratégie lañ koy def maanaam damay wane dara lu àndul wala ma wax dara sama série dox ku ñëwaat noonu ngay def parce que gisaat nga ñeneen ñi di ko def ku ñëwaat moom ngay def pour après sa série yéeg te loolu dara àdduna ak jaru ko noonu ànd bokk ndey bokk baay lu am ñu waxtaane ko ni mu gën a rafetee ñu defee ko parce que waxoon naa ko sànq sénégalais yi dañu épaulé woon jàppale nu nit ay la yéwén novelas jóge fi kon nag bu nu demee bay defaat la novelas yi di kii loolu ku ko mënti def nag dañ lay joxoñ baaraam wax dëgg yàlla parce que rafetlu wuñ ko parce que tey dina la sa doom da ngay nekk moom mu laaj la papa yi lii ngeen di def keneen ni lii te fekk wax dëgg yàlla nag théâtre du loolu théâtre bu fekkoon loolu la ñun ñu bàyyi ko nag parce que tamit bu lépp weesoo ay jullit la ñu bëgg a doon pratiquant ci teggin la ñuy dox teggin tey ji day bañ tàppit te Sénégal la ñu nekk tey artiste bi boo xoolee ñëpp lay bëgg tey imaginer nga dem sa kër sëriñ wala nga dem sa kër kii ñu teg loo xamante ni yow mais da ngay njatt sa loos moo tax man leen bu ñuy visionné nan teg seen i kilifa teg seen i wayjur bu baaxee ñu jàllale bu lay waxul nanga waaw moo tax il faut éviter yooyu amul sens quoi amul sens bëgg a sanctionné ni wane tàppit noonu amul sens defuñu pornographie amul sens bind jëm foofu jaru ko mën nga bind danoché nit ki sanctionné ko te doo wane loolu man daf ma jaaxal te ñoom wax dëgg yàlla nuruwuñu ko man loolu daf ma jaaxal maa ngi sant yàlla di leen sant di sant bu baax sëriñ Abdallah moom laa doon ñawal ñaw bee sëriñ Abdallah Diouf sama xarit la maa ngi koy sant di sant maam Boy Diawo sama xarit comme julli gi leen jub si dañuy def yu mbër yi def di sant bu baax Pape Gorgui Ndong PCA ministre bu Alaaji Macky Sall di sant bu baax a baax a baax a baax a baax a baax sëriñ Medoune Seye borom tawféex gis nañ teraanga yi gis nañ sutura gi gis nañ lépp bu ma dee tëj sama bopp kaso di ay ñeent fukk guddi du ma génn sëriñ Medoune Seye moo tax dëgg yàlla boole ko jox ma daamaar di nu teral di nga xamante ni xam nga nit sax tey jii xaalis lu mu neex neex bu la ko nit sànnee nga sànni ko parce que nag nit li koy jariñ moo koy liggéeyal boppam mais encadré bi mu lay def di fexe ba ngay avancé xam nga ñemeel la boppam yëg la ndax sàcc rek bañ ko ko yëg ñu di ko sant bu baax di sant sëñ Ablaye Gueye sëriñ sama sëriñ la sama xarit la di sant ñëpp di santati bu baax a baax Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni di sant ay waay ko ma fàtte waay di sant bu baax Alaaji Macky Sall di sant bu baax di wax réew mi non màggal moom mënu ci dara ndey màggal yi bu fii ni ji koy dof ji nag murit ab dof la màggal moom mënu ci xaala wala kasira màggal moom sa waay ku tedd ki yow Sëriñ Tuubaa li mu fonnee yoon wi lépp coono la su pare korana taalibi la bu nu bind comme ñun arrin ñun yàgg ngaa dégg ñuy zikkar naan arrin ba bardin du nu mën a tee di wax jërëjëfe Sëriñ Tuubaa waaw kon ñun màggal force loolu Alaaji Macky Sall mënu ci dara barki borom chikoor yi di wax ni réew mi politiciens yi opposant ak nekk ci nguur nañu xam ni moomuñu réew mi feebar bi dugg na fi ñu bari bu nu pikiiruwul opposant bi la te biir na ma ni jaar nañ ci suuf dem pikiiru kon nanu bàyyi yooyu dafa am lu nuy politiquer am loo xam ni kenn du ko politiquer tey yow Macky Sall Alaaji Macky Sall toog na fi am na lu mu def am na lu mu tële nanu mettre en valeur li mu def souligner li mu tële keneen kii ñëw ci jàmm bu ñëwee def loolu priorité parce que loolu mooy réew mi mais bu nu ñëwee def ni ñoo moom réew mi sawaay nekk ci réew mi di saaga di xeex te yow nga bëgg a jël réew mi te Sénégal ñu am benn jikko mooy ku nekk opposant sikko kenn du xool sa dara kenn du yëlbat boo demee ba ci kaw ñuy réccu te toll nan foo xam ni sénégalais war te gëm kenn ci wax ci jëf lan war a gëm nit ñi tey mënuñu wax Macky Sall def fi dara mënul nekk mais na am na yoo xam ni defu ko léegi nan concentré wu ci loolu ñun ñëpp ñu àndandoo ni lii la def deful lii lii la def deful lii ba ki toog bu ñëwee mu def loolu mais boo xoolee souvent ñi nekk opposant ñooy xeex di xeex ba indi fi loo xamante ni bu toogee réew boo toogee looloo lay sonal ñooñu wàccaat ñu nekkaat nga xam ni dañuy nax rek parce que seen référence sax du ko tedd ki du noonu te solution bi ci magu diine yi la nekk mais dañuy nax di nu naxee yoo xamante ni après ku toog say famille sa courage sa entourage ñëpp doon ay milliardaires difficultés yi di ñëwaat mais ba kañ il faut que ñu nit ñu jéem a nite yow osan ñun ñoo ciy dund xeex bi boo xoolee xeex bi fi amoon ñun ñoo jaale ji ñoo pett su fi ñuy nduggee mi kay xeexi kay jiitalal say doom mais non génn leen ñu xeex après nga dem toog fee non mais ban Sénégal la nekk feebar bi ñëw dugg nit ñi jaaxle war a pikiiru nga ni non pikiir yi nangam kun ko pikiir nga dee après nga jaar ci suuf dem pikiiru
te ñoom opposant bi tey ñoo waroon taxaw ànd ak président woowoon na leen fi bi feebar bi amee ñu àndandoo opposant bépp dem ñàkku ji parce que am na loo xam ne kenn du ko fajee wax jëf lañ koy fajee dem ñàkku ji wane ni kat ñun ànd nañ ñàkku bu ñu xeexee feer ba mu jóge fi bu leen neexee ñu dóorante ay dàll ba jëm na le xanaa la moo tax ñu ne la élection am na pour nga bàyyi xel ni lu mitimit jour bii la ñuy fajee kii campagne dafa am période Abdoulaye Wade mi dàq politique sax day wax ni dafa am période boo xam kenn du ci campagne mais yow chaque jour nga nekk ci rajo yi chaque jour doo dem ci nit ñi nekk ci rajo yi internet sonal nit ñi diaboliser indi xeex indi histoire mel ni Sénégal ñoom ñoo ko moom c'est grave